إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ginnaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salaa wa azka taslim, ñoo ngi nuyu mbokk yi ci nuyu bi gën a rafet dina wax salaamualeykum wa rahmatullah. di rafetlu tamit jotaay bi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala barkeel ko, ñaan tamit lépp li nga xamante moom dañ ko fi nar a wax yëkkati ko ci ay kàddu mu doon loo xamante ne lii jëriñ la jëm ci mbooloo mi, jëm ci tamit ki nga xamante ne moom mooy wax. thème bi nga xamante ne moom la mbokk yi proposé pour ñu waxtaan ci, dañ ne buñ ko waxee ci arab mooy maqasidu diin al kubra wa atharuha fi xayatina al yawmiya, mooy jubluwaay yu gën a rëy ci diine ji, maanaam jubluwaay yi diine ji yu ci gën a rëy yan ñooy jubluwaay yu gën a rëy ci diine ji ak yan jeexital la am ci li nga xamante moom mooy suñu dund au quotidien. mu nekk nag benn thème boo xamante ne bii daanaka dafa yaatu, waaye dañ ciy joxe rek incha allah yenn brèche wala yenn piste de réflexion bàyyi mbooloo mi yokk ci incha allah par rapport ak li nga xamante moom lañ tëddee programme tëralee programme bi. bu ñu waxee maqasidu diin al kubra, loolu dafay supposer ne d'abord que ni diine dafa am jubluwaay, waaye balaa ñoo wax tamit diine dafa am jubluwaay faa ñu préciser daal di définir li nga xamante moom mooy diine. ndaxte xam-xamu maqasid buñ koy faral di tudd yenn saa yi danañ ko takkantal jëmale ko ci li nga xamante mooy diin, ñu ne la maqasidu diin. léeg-léeg tamit ñu daal di koy dàkkantal jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy ash-sharia, ñu ne la maqasid ash-sharia, te mooy daanaka li gën a yaatu li gën a siiw ci li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi di faral di def ci seeni bind wala ci seeni gëstu wala ci seeni waxtaan. donc da nga dégg ñu naan maqasidu sharia wala ñu ne la al maqasid ash-shar'iyya, léeg-léeg rarement ñu ne la li nga xamante ne moom mooy maqasid ad-diin. waaye ànd ak loolu dama ni pour ñu dugg ci waxtaan bi faaw ñu définir yenn éléments yi, définir li nga xamante ne moom mooy maqasid lan lay firi, définir d'abord tamit ad-diin li muy firi, définir li nga xamante ne moom mooy ash-sharia li muy firi. surtout ñaar yooyu nag ad-diin ak sharia, ndaxte souvent bu ñuy faral di wax naan diin wala religion ku nekk souvent da nga ciy am benn concept boo xamante ne bii dafay wuute ak sa moroom, wala bu ñu tudd sharia tamit souvent ñu am ci benn déggin boo xamante ne bii dafay wuute, alors que dafa laaj ñu définir ko, ndaxte dafa doon loo xamante ni boroom xam-xam yi dañ koo définir daal di koy leeral fixé ko ba mu leer. ad-diin buñ ko waxee moom mooy lan? religion. parce que ñun jullit ñi bu ñu waxee ad-diin am na entendement buñ ci am, ñeneen ñi nga xamante ni duñu ay jullit bu ñu waxee ad-diin am nañ tamit beneen entendement buñ ci am. waaye bu ñu delloo ci boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoo faral di gëstu ci wàllu définition xam-xam yeeg yu mel noonu, dañu naan li nga xamante moom mooy ad-diin wala religion dafa am li ñuy tuddee définition minimale ak définition maximale.
définition minimale boo xamante ne bii li ko constitué mooy ñetti élément wala ñetti anasir ñetti mbir. bu ci njëkk dañ naan pour ñu mën a définir mbir mi ñu ne la lii diine la faaw mu am ñetti mbir yoo xam ne ñoo nekk ci biir. bu ci njëkk moom mooy mu am li nga xamante ne moom mooy le dogme, am pas-pas bu nekk foofu boo xamante moo tax nit ñi gëm yàlla wala gëm lenn loo xamante ne lii daanaka am na pouvoir ci kaw nit ñi. kooku mooy élément bu ci njëkk. deuxième élément mu doon tamit mbooloo boo xamante ne bii ci seen pas-pas boobu wala seeni gëm-gëm boobu am nañ tamit benn aspect cultuel wala ay pratiques rituelles yoo xamante dañ koy def moom la ñu tuddee ibadat, di ko jaamoo borom bi nga xamante ne seen borom bi nga xam moom lañ gëm. kooku mooy deuxième élément bi. troisième élément bi nee nañ diine jooju faaw mu làmboo tamit li ñuy tuddee la narration cosmique wala taarixul kawn, maanaam cosmos bi ni yàlla bindee li nga xamante ne moom mooy bindaafam bi, taarix bi nga xamante moom moo ñu jiitu ci ay yonent tàmbale ko suñu bàyyi aadama ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci ginnaawam. taarix boobu yëpp tamit mu doon loo xamante ne diina jooju tamit daf ko ëmb di ko jàngale. donc ñetti éléments yooyu bu ñu dajaloo mën nañ duppee loolu noonu diine. kooku moom mooy définition minimale ci diine. d'habitude nag bu ñuy wax religion ñi koy wax te duñu ay jullit souvent ñoom ñetti éléments yi lañ ci jublu, amul beneen élément boo xamante ne bii danañ ko ci boole. donc loolu faaw ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. alors que bu ñu demee ci li nga xamante ne moom mooy l'islam, ñu utiliser baatu ad diin, moom définition maximale lay jël. yàlla boo waxee inna diina inda allahi al islam, baatu diin dafa nekk benn baat boo xamante ne bii dafa làmboo lu bëri lu yaatu. mën nañ ci compter juróomi élément ba juróomi benn élément. benn mooy le côté dogmatique bi ñu wax sànq, le côté cultuel, disons beneen bi moom mooy la narration cosmique. naka noonu tamit am na côté législatif boo xamante ne bii nekkul ci yeneen diine yi waaye moom moo ngi ci li nga xamante ne mooy diine l'islam. ak beneen côté mooy éthique ak morale. yooyu noonu ay éléments la yoo xamante ne yi dafa indispensable ci définition diine bu ñuy tudd ci li nga xamante ne moom mooy l'islam. moo tax bu ñëwee ci beneen deuxième terme bi te moom mooy ash-sharia, souvent buñ ko tuddee ñu bari dañ koy firee d'une manière lapidaire. souvent dañ naan la c'est la loi islamique wala ñu ne la c'est la législation. loolu la ñuy faral di tuddee li nga xamante ne moom mooy sharia, alors que sharia moom moo gën a yaatu lu ñuy baatu loi ci tubaab wala baatu législation. sharia moom moo ko gën a yaatu. sharia buñ ko doon firi bu gën a gàtt bi nga xamante ne bii borom xam ne jox nañ ko sharia mooy firi ibnu jarir at-tabari. ibnu jarir at-tabari daanaka bokk na ci ñu njëkk tafsir li nga xamante mooy alquran al karim. xam nañ tafsir ibnu jarir daanaka moo ci jiitu, surtout tafsir bil ma'thur. maam ba muy firi li nga xamante moom mooy baatub sharia ci laaya bi nekk ci suratul jaathiya fi borom bi subhanahu wa taala di waxee thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al amr, moom dafa ne ash-sharia hiya ad-diin. sharia baatub sharia buñ ko waxee moom mooy diine l'islam lépp sans exception. maanaam mooy mbooleem digle yi nga xamante ne yi wala principe ak directive orientation yi nga xamante ne yi rot na ci biir alquranul karim wala mu rot ci biir sunu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. moo xam dafay toucher li nga xamante mooy suñu wàllu pas-pas wala muy toucher côté bi nga xamante moom la ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala, wala muy toucher côté social, wala di toucher côté culturel, wala di toucher côté économique, wala di toucher côté politique. côté yooyu yëpp moom lépp buñ ko boolee moom la ñuy duppee li nga xamante ne moom mooy sharia. donc sharia moom mooy diine, mooy alquran ak sunna ak lu mu làmboo ci ay àtte. donc ça va au-delà ci li nga xamante moom mooy législation buñ ko waxee souvent fiqh rek lay yem. or li nga xamante ne moom mooy al fiqh, troisième terme boo xam ne dañ koy définir, dafa am différence wala am na nuance boo xamante ne moom moo am diggante baatu wala terme fiqh ak terme sharia. nee naa la sharia moom mooy diine, ma préciser na la que ni ñaari source yi la am mooy alquran ak sunna. alquran ak sunna mooy sharia.
ak li mu làmboo ci ay àtte. différence bi mu am ak fiqh mooy lan mooy sharia moom waxyu la 100%. sharia waxyu la 100%, mooy li yàlla wax ak li yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam. quant à fiqh, terme fiqh buñ ko waxee ci baatub arab wala ci làkkub arab mooy alfahmu déggiin. donc fiqh mooy lan mooy déggiin bi nga xamante ne bi moom la boroom xam-xam yi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci sharia déggin bi ñu am ci waxu borom bi subhanahu wa taala ak waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak atte yi nga xamante ne ñoom la ñuy génnee di ko déduire ci alquran wala ci sunna, loolu moom la ñu tuddee al fiqh. donc différence bi nga xamante ne sharia ak fiqh am na ko mooy sharia waxyu la 100%, fiqh dafa nekk déggin boo xamante ne bii dafa sukkandiku ci waxyi. moo tax boo demee ci fiqh da ngay gis source yi nga xamante ne moom la ñu tuddee usulul fiqh moom moo gën a yaatu moo gën a rëy, mu dem na ba 8 ba 12 ba 15 selon li nga xamante ne moom mooy école juridique yi. donc loolu faaw ñu préciser ko ngir ñu xam bu ñu waxee ad diin nan lañ koy déggee, bu ñu waxee al sharia nan lañ koy déggee, bu ñu waxee al fiqh nan lañ koy déggee, pour que par la suite bu ñuy tudd maqasid tamit ñu xam fan lañ koy dugal. maqasid al sharia dafa nekk benn fànn boo xamante ne bi dañ koy jàng di ko étudier parallèlement ak li nga xamante ne moom mooy fiqh d'une part ak usulul fiqh d'une part, maqasid sharia de l'autre part. maqasid sharia nag dafa nekk benn xam-xam boo xamante ne bi daanaka dafa avancé un peu par rapport ak yeneen fànn yi. daanaka faaw nga sori ci xam-xam dëgg ngir nga mën cee xuus, parce que xam-xam bi bu bëriwul boo ci xuusee rek soo moytuwul mun nga fa jaar tarxiisu wala daal di def ay njumte yu bëree bëri te loolu dafay dal nit ñi. ok d'accord. alors dama ne maqasid dafa nekk fànn boo xamante ne bii dafa avancé wu par rapport ak fiqh ak usulul fiqh ak li nga xamante ne mooy furu ñu faral di jàng suñu xalaqaat yi. maqasid nag bu ñu ko waxee moom mooy ay les finalités de la charia. loolu nag dafay supposer que ni diine ji dafa am ay finalité, dafa am jubluwaay, te effectivement dafa am jubluwaay. loolu borom bi subhanahu wa taala fësal na ko daal di koy bëral ci li nga xamante mooy alquran karim leeral ko ci ay aaya yu bëree bëri. afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna turjaun. ndax da ngeen yaakaar dañ leen sàkk nii rek ngir ngeen boy def lu leen neex, c'est-à-dire li ñu leen sàkk nii amul benn finalité, amul benn jubluwaay. non naka noonu tamit wa ma xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma batila. borom bi subhanahu wa taala asamaan si nga xamante moom la sàkk ak suuf si sàkk ko ngir caaxaan wala ngir nen. non am na ci ay jubluwaay, am na ci ay objectif, am na ci ay finalité yi nga xamante moo tax mu daal di koy sàkk. naka noonu tamit diine ji borom bi subhanahu wa taala ba mu ko wàccee dafa am ay finalité yi nga xamante ne yi moom la borom bi subhanahu wa taala namm ci diine jooju. borom xam nga bu ñuy définition bi ñu jax bi gën a gàtt ci maqasid dañuy wax ni moom mooy alxikam wal gaayat wal masalih allati raaha alshari' fi tashri'at umuman wa xususan min ajli taxqiqi masalih alibad fi dunya wal axira. nee nañ maqasid buñ ko définir rek ci définition bu gàtt moom mooy finalité ak i objectif yi nga xamante ne moom la yàlla namm ci atte yi mu tëral daal di koy denc ci biir alquran ak sunna. objectif ak finalité yi mu namm ci loolu noonu ngir lan, ngir ki nga xamante ne kii moom mooy jaam bi daal di texe ci li nga xamante ne moom mooy adunam, waaye tamit texe ci li nga xamante ne moom mooy àllaaxiram. ngir lan, ngir jëmmal li nga xamante moom mooy njëriñu jaam bi ci adunam, waaye tamit jëmmal li nga xamante moom mooy njëriñam ci àllaaxiram. donc foofu ñu bàyyi xel benn mot bu am solo, c'est un mot clé par rapport à la définition, moom mooy njëriñu jaam bi, moom la ñuy duppee al maslaha. donc tamit foofu faaw ñu taxaw fa tuuti xool li nga xamante ne moom mooy njëriñu jaam bi. kan moo koy définir? ndax yow yaay définir sa njëriñ, wala yàlla mi nga xamante ne li moom moo la sàkk moom moo gën a xam li lay njëriñ mu définiral la ko? c'est évident, yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom moo gën a xam suñuy njëriñ
par rapport ak ñun. donc foofu ñu bañ a def confusion entre li nga xamante moom mooy njëriñu nit ki ak bànneexam ak bëgg-bëggam. léeg-léeg nga am ay bànneex ak i bëgg-bëgg nga daal di koy confondre ak sa njëriñ alors que bànneex boobu wala sa bëgg-bëgg boobu noonu du sa njëriñ. alors sharia moom buy wax njëriñul doomu aadama bi lay wax waaye du wax bànneexu doomu aadama bi wala bëgg-bëgg doomu aadama bi. donc loolu faaw ñu bàyyi ci xel bu baax a baax moo tax orientation wala finalité yu rëy yi nga xamante ne yi moom la sharia làmboo te borom bi subhanahu wa taala namm ko ci sharia bi nee nañ boo ko bëggee xam soit ci alquranul karim nga koy fekk wala nga fekk ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa illa nga def li ñuy tuddee al istiqra mooy approche inductive maanaam boole li nga xamante mooy aaya yi topp ko benn par benn topp ahadis yi benn par benn boole ko daal di ciy génne benn atte bu global donc mooy démarche inductive loolu mooy al istiqra faaw nga def ko ngir nga mën a xam lan la borom bi subhanahu wa taala namm ci atte bii nii précisément wala lan la borom bi subhanahu wa taala namm ci atte yu bëri mu ci joxe ay exemple yu bëri bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy ponki l'islam danañ gis ne borom bi subhanahu wa taala dafa leeral ba mu leer nañ lan moo tax moom borom bi subhanahu wa taala mu daal di farataal ci ñun li nga xamante ne moom mooy julli. donc dama leen di poser question bi lan moo tax borom bi subhanahu wa taala mooy jubluwaayam moom borom bi ci farataal ci kaw suñu kaw li nga xamante ne mooy julli. je vous pose la question. non bu leen ma wax ni tamit xamoo leen ko de ah fàttaliku tamam nee na jubluwaay borom bi subhanahu wa taala ci lu tax mu farataal ci suñu kaw julli moom mooy fàttaliku. très bien bu dee am na keneen ku ci yokk dara ah waaw raxas bàkkaar yi très bien loolu ci jubluwaay yi la ndaxte mën nañ ko fekk ci li nga xamante ne moom mooy xadiis waaye am na jubluwaay yu gën a fës. très bien yàlla wax na ko ci alquran nee na li tax mu daal di farataal ci ñun li nga xamante ne moom mooy julli bi ngir mu daal di ñuy fóot tàggat ñu defar suñuy jukku moytuloo ñu lépp loo xamante ne li ñaawteef la ak pankare moo ngi ko waxee ci suratul ankabut inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar loolu moom mooy jubluwaay bi gën a rëy ci li nga xamante ne moom mooy julli tàggat doomu aadama bi mooñ ko waaye tamit defar jikkoom moytuloo ko lépp li nga xam ne mooy tere yi la jegelee ko lépp li nga xamante moom la borom bi subhanahu wa taala bëgg wala daal di koy digle. loolu jubluwaay la boo xamante ne bi précisé na ko ci alquran tamit leeral ko boo ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy koor loolu tamit précisé na lan mooy jubluwaay bi principal bi mooy lan attaqwa laallakum tattaquuna def ko daal di leeral préciser ko mu ne lu mu ci jublu moom mooy ngeen daal di dellu ci borom bi subhanahu wa taala ragal ko wattu ko. mu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy azaka daal di préciser li nga xamante ne mooy jubluwaay yi mu namm ci azaka moom borom bi subhanahu wa taala mu ne xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha c'est-à-dire azaka dafa nekk benn instrument boo xamante ne bi jubluwaayam mooy fexe ba daal di raxas doomu aadama bi ci bàkkaaram waaye tamit setal ko moom bu doomu aadama bi waaye tamit réparer li nga xamante moom mooy les mauvais comportements ci wàllu économie loolu moom mooy jubluwaay li nga xamante mooy azaka xëy na dinañ ci ñëwaat insha allah ci kanam. boo ñëwee ci aj bi laa tamit la même chose mu daal di leeral li nga xamante mooy jubluwaay ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu tamit mu jóge foofu leeral tamit li nga xamante ne bokk na ci jubluwaayu diine ji mu ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra moom borom bi subhanahu wa taala li mu namm ci jaam yi moom mooy yombalal leen mbir mi yewanal leen ko waaye jubluwu ci jafeel leen mbir mi atte yi nga xamante ma tëral ci biir alquran al karim wala ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp dafa ñëw ngir mu yombalal ko jaam bi. benn exemple bu leer te mu nekk ci Buxaari moom laa la ci jox mooy waa ji nga xamante ne ci weeru koor dafa tàbbi ci
tere bi nga xamante ne bi tere nañ ko ku woor mooy sëy ak sa soxna ci bëccëgu koor mu daal di ciy tàbbi te xam nañ luy àtteem mooy kafaara ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de def naa fi ak njombe mu wax ko li mu def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko voilà c'est simple da ngay def kafaara bi mooy lan mooy da ngay daal di fayaat da ngay daal di woor ñaari weer ngir kafaara li nga xamante ne moom nga def tey ci njombe mu ne ko balaa boobu sax dane ko na nga goreel jaam mu ne ko awma jaam mu ne ko kon na nga woor ñaari weer yu tegaloo pour daal di kafaara li nga xamante nga defoon waa ji ne ko mais man boo gisee ma tàbbi ci bàkkaar bi parce que mënu ma muñ moo tax ma tàbbi ci bàkkaar boo ñëwee encore di ma tegaat yeneen ñaari weer loolu xam naa ni dana doy waar yonent sallam ne ko bu dee mënoo loolu kon na nga leyal juróom benn fukki miskin waa ji ne ko dama lay laaj rek sa diggante ak yàlla ndax gis nga fii ci Médine nit boo xam ne moom a gën a miskin moom a gën a aajowoo fii ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko toogal mu toog ba si yàgg ñu daal di andi ay sarax tàndarma mu gëstu laaj mu ne ban ana waa ji nga xamante ne moo fi doon ubbeeru ci wàllu kafaara ñu ne ko moo ngi nii mu yëkkati sarax jox ko ne ko demal saraxe ko waa ji ne ko jàpp naa ne fii ci Medina maa fi gën a faqir maa fi gën a miskin donc man maa ko gën a yelloo mu jël affaire bi sallam daal di muuñ bàyyi ko mu dem loolu exemple la pour wane ne sallallahu alayhi wa sallam par rapport ak kaaw waajooju noonu c'est un cas précis nag kenn du ko généraliser mais moom xam na waa ji xam na effectivement la mooy réalité am donc nangul na ko loolu mu ànd ak moom di ko oyofal di ko yombalal ba waa ji ba mu fay jógee effectivement sentiment de culpabilité bi mu amoon sentir ko ñëw ba muy jóge xel bi dal na te tamit yóbbaale na kër ga dara loolu moom mooy jubluwaay li nga xamante moom mooy sharia misaal yi tamit daanaka bëri na du jeex liñ ci namu rek mooy li ma la wax jëriñal ki nga xamante ne kii moom mooy jàmbi te moom la ñuy tuddee almasaalih njëriñ yooyu nga xamante moom la jàmbi di jëriñoo mu koy texeel fii ci àdduna di ko texeel fële ci àllaaxira boo delloo ci boroom xam-xam yi dañ koo catégoriser jox ko ñetti xaaj ñetti xaaj mooy almasaalih xaaj bi ci njëkk moom la ñu tuddee ad daruriyaat mooy les nécessités ñaareel bi al xaajiyaat mooy les besoins ordinaires mun nañ ko firee noonu ñetteel bi moom mooy at tahsiniyaat mooy les accessoires wala les complémentarités takmiliyaat noonu la ñu catégoriser li nga xamante ne moom mooy masaalix yi nga xamante ne ñooy daruriyaat yooyu noonu nee nañ du génn juróomi mbir ab daruriyaat nee nañ du génn juróomi mbir buñ ko xoolee gëstu li nga xamante moom mooy sharia ak lu muy dox daanaka diine ji lu muy dox yëpp daanaka génnul ci saytu juróomi mbir loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax daanaka lépp ci yooyu noonu la tënku bi ci njëkk moom mooy xifzu diin mooy aar wattu li nga xamante moom mooy diine ji moo ci njëkk nag xëy dañ ko catégoriser waaye tamit par ordre de mérite lañ ko def li njëkk ci àtte yi mooy àtte yi nga xamante ne yi li ko tax a jóg mooy aar diine ji mooy préservation de la religion de la foi xifzu diin moo tax boo xoolee li nga xamante ne moom mooy l'islam ak gëdd bi nga xamante ne moom la jox diine ji da nga gis ne diine bokk na ci nécessité yi nga xamante ne nit ki mënul dund sans diine sans mu am loo xamante moom la gëm loolu d'ailleurs sax même gëstukat tubaab bi dañ ko établir ku mel ni Bergson da koy faral di wax naan on peut trouver des sociétés qui n'ont ni science ni art ni philosophie mais jamais une société sans religion kooku daanaka mën na ko gis ci histoire société boo gis am na religion am na loo xamante ne lii moom la gëm loolu nag dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy fitra te fitra mooy prédisposition yi nga xamante ne lii moom la borom bi subhanahu wa taala
moo ñaalee doomu aadama bi daal di koy sàkkee noonu dafa am besoin boo xamante ne bi bu pressant pour am li nga xamante ne moom la gëm mu am foi am diine moo tax diine doon loo xamante ne lii bokk na ci nécessité yi te l'islam dafa ñëw daal di koy aar moo tax àtte yu bari ñëw jëm ci li nga xamante ne moom mooy diine ji ñaareel nécessité yi moom mooy hifzu nafs mooy aar li nga xamante ne moom mooy doomu aadama bi maanaam préservation de l'être humain wala de l'intégrité disons même de l'être humain daal di koy aar ba dara du ko gaañ ba dara du ko faagaagal moo tax borom bi subhanahu wa taala di préciser ci suratul an'am mu ne min ajli dalik katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamian moom borom bi subhanahu wa taala moom moo bind jagleel ko banu israil jagleel ko bindaafam bi yépp préciser que ni képp koo xamante ne kii faat nga benn bakkan moo ngi mel ni faat nga adduna bi yépp faat nga bindaafam yépp doomu aadama yépp waaye tamit ku ci sauver benn bakkan dafa mel ni sauver nga doomi aadama yépp loolu borom bi subhanahu wa taala daf koy daal di préciser mu daal di ciy teg tamit li nga xamante mooy atte yu diis a diis par rapport ak ki nga xamante ne kii dafay tàbbi ci crime maanaam rey nit moo tax mu ne la wa man yaqtul mumina mutaammidan fa jazaauhu jahannam xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa laanahu wa aadda lahu adaban azima juróomi atte yu diis la teg ci ki nga xamante ne kii dafa faat bakkan te mu tay ko mu ne la bu ci njëkk moom mooy jahannam moom mooy jubluwaayam wala foofu mooy wàccuwaayam xaalidan fiha da ci sax dàkk wa ghadiba allahu alayhi boole ci borom bi subhanahu wa ta'ala daf koy daal di mere wa laanahu daf koy daal di rëbb wa aadda lahu azaban alim mu doon koo xamante ne borom dafa koy préparel li nga xamante ne moom mooy azab wala ni ñu koy waxee azab mbugal bu taratar waaw kon loolu dafay préciser leeral li nga xamante ne moom mooy wàccuwaayu doomu aadama ak àqam bi nga xamante dañ ko war a aar ci sharia donc boo gisee àtte yi tamit dangay gis yu ci bëri daanaka ci loolu la jëm beneen bi moom mooy xifzul aql troisième bi moom mooy xifzul aql mooy sharia dafa ñëw ngir daal di ñuy aaral li nga xamante moom mooy suñuy xel yi nga xamante moom la ñuy xeltoo sharia dafa ñëw ngir daal di ñu koy aaral mooy la préservation de la raison moo tax dañuy faral di wax naan bu ñuy définir l'homme dañ naan al insaan xayawaanun naatiq en arabe mooy l'homme est un animal intelligent loolu la ñuy faral di wax alors boo dindee intelligence bi dafay nekk un animal tout court moo tax nit dafa nekk koo xamante ne kii moom yàlla daf koo sàkk daal di koy teg ci diggante ñaari bindaafon yu wute benn bi moom mooy mala yi beneen bi moom mooy malaayka yi donc nit dafa nekk diggante mala yi ak malaayka yi ñu jox ko nag li nga xamante ne moom mooy xel bu ñu joxul mala yi ñu jox malaayka yi xel waaye xel bu parfait boo xamante ne ñoom du ñu juum léegi moom nag jox ko choix boo xamante ne bi da koy mooy al amaana bu koy permettre mu choisir soit jàdd droite wala jàdd li nga xamante ne moom mooy gauche bu jàddee gauche dafay yees li nga xamante ne ñoom ñooy mala yi bu boobaa moo tax yàlla di ko wax in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila nit ki bu demee ba daal di négliger li nga xamante ne moom mooy xelam jëfeewu ko comme il se doit dafay daal di dem ba yees mala yi waaye boo ko jëfee comme ni ko borom bi subhanahu wa taala nammee dafay daal di yokk ci daraja ba mel ni daanaka dafay tolloog malaayka yi ci li nga xamante ne moom mooy daraja moo tax sax da ngay gis ci biir alquranul karim borom bi subhanahu wa taala dafay woo nit ñi toujours di leen artu ñuy xeltu di leen digal nañu xeltu dañuy xalaat ñëw na ci terme taaqiloon plus de 49 fois mu ñëw ci terme li nga xamante ne moom mooy tafakkaroon mooy ba léegi réflexion plus de 19 fois ñëw ci baatu ulul albaab 7 fois ñëw ci baatu alqalb yooyu yëpp mu doon ay lii yoo xamante ne yi borom bi subhanahu daf ci woo nit ñi toujours bu waxee danaan moom ñu muy waxal mooy ñi nga xamante ñoom ñooy borom xel yi moo tax ñi nekk fii tey ci àdduna
bañ topp borom bi subhanahu wa taala dëddu li nga xamante moom mooy digleen bi bu ñu demee àllaaxira ba ñuy dugal leen ci safara ñu nekk foofu di yedd seen bopp lu ñuy wax law kunna naaqilu nasma'u aw naaqilu wa qaalu law kunna nasma'u aw naaqilu ma kunna fi ashaabi sair c'est-à-dire suñu xel yi suñ ko fooyewul woon ñoom loolu la ñuy wax boobaa gars yi nga xam ne ñoo nekk ci biir safara dañ naan suñu fooyewul woon suñu xel yi ci àdduna konoon tey duñu tàbbi fii nga xamante ne fii moo fa lañu tàbbi moom mooy safara donc loolu dafay daal di préciser li nga xamante ne moom mooy xel ak rôle bi nga xamante ne bi effectivement am na ko ci sharia te ñu war ko wattu quatrième bi moom mooy hifzu nasl mooy la préservation de la filiation maanaam doomu aadama yi nga xam ne borom subhanahu daf leen sàkk ci kaw suuf si dafa namm seen continuité dañoo war a séyante former famille former société former état organiser seeni dund ndax mu mun a continuer mun a wéy mu tëral nag ay àtte yu bëree yu jëm ci loolu àtte yoo xamante ne yi dafay jëm ci wàllu naka la ñuy tabaxee famille bi ak àtte yi nga xam dafay jëm naka la ñuy tabaxee société bi ak àtte yoo xamante dafay jëm ci naka la ñuy tabaxee état bi mu jël nag li nga xamante mooy famille def ko le socle disons de la société war a doon loo xamante ne lii c'est indispensable contrairement ak tey li ñu bëgg a imposer daal di tas kër yi daal di imposer li ñu tuddee autorité familiale parentale ci biir kër yi autorité parentale mooy lan mooy presque disons dans la maison on vote bu ñu bëggee décider dara paa beeg mère bi dañuy toog voter paa bi ne waaw mère bi ne déedéet le problème en est que les enfants amuñu droit de vote bu ko defee duñ jël benn décision loolu moom mooy problème bi alors que yàlla moom dafa ñëw daa di leeral li nga xamante ne moom mooy rapport bi nekk ci biir famille bi entre ñaari woy dencante yi mu nekk benn rapport nag de complémentarité seen diggante dañuy motalante ci seen diggante ñoom ñaar mu am nag koo xamante daf ko ci jiital mooy ku góor ki mu ne wali rijaali alayhinna daraja daf leen jox jiital benn pas par rapport ak ñeneen te encore yemu ci def ko sax leeral justifier lu tax mu jiital góor ñi par rapport ak jigéen ñi mu ne bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim benn ci ni mu leen sàkkee am na lu mu def ci góor ñi ci kàttan defu ko ci jigéen ñi naka noonu tamit am na li mu sas ku góor gi ci biir kër gi moom mooy génnee dépense moom moo war a saytu moo war a yor njaboot gi obligatoirement te tegu doon na loo xamante teguñu ko ku jigéen ki donc yooyu noonu moom moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala jiital ko ci ku jigéen ki donc loolu tamit ba léegi dafay daal di rejoindre li ñu doon wax sànq mooy quatrième catégorie bi moom mooy hifzul aql maanaam hifzul nasl mooy la préservation de la filiation cinquième bi te moom moo ci mujj moom mooy hifzul mal la préservation du bien alal ji nga xamante ne moom la borom bi subhanahu wa ta'ala sotti jagleel ko jaam yi doon na loo xamante ni tamit dañ koo war a saytu dañ koo war a aar mu wàccee ay atte yu bëri yu jëm ci loolu waaye principe yi nga xamante ni ñu ci gën a fës te leer moom borom bi subhanahu wa ta'ala mu daal di ko ciy wàcce te mu waa aju ci wàllu dañuy saytoo alal am ñaar yoo xamante ne yi digle la ak ñaar yoo xamante ne yi tere la ñeent yooyu buñ ko boolee appliqué ko comme il se doit dañuy daal di am jàmm am naataange ci li nga xamante ne moom mooy suñu wàllu économie ñaar yi mu digle moom mooy az-zakat comme obligation ci ñi nga xamante ñoom ñooy richard entre guillemets c'est pas boo nekkee riche da nga ko war a génne non am na ay détails beneen bi moom mooy sadaqa saraxe yeneen ñaari interdiction yi benn bi moom mooy ar-riba intérêt bi nga xamante ne bii xam nañ ne tey système classique bi moom lay doxee ak beneen terme bu am solo boo xam ne tey daanaka moom moo gën a garaaw sax ci riba moom mooy baatu al batil souvent gars yi bon les spécialistes en finance dañu naan faral di wax naan spéculation mais baatu batil moom moo gën a yaatu sax terme spéculation mooy caaxaan bi nga xamante moom moo nekk ci marché financier yi ak spéculation yi fa nekk ñu koy faral di ñu fay def di ko jaarale ci bépp xeetu
marchandise wala structure financière wala produit financier day moo tax yàlla bu muy wax ci suratul nisa naam di wax ak yahudi mu ne fa bi zulmi min alladina haadu xaramna alayhim tayibaati sabilillahi kathiran wa axdihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal annaasi bil batil voilà les deux mbir yi nga xamante ne ñoom juif yi dañ ko daan jëfee ci seeni jamono mooy riba ak baatil riba dañ koy jëmale ci wàllu monnaie diggante xaalis ak xaalis nga xamante ne ñëpp xam nañ ne xaalis du jur xaalis waaye ñoom dañuy ñëw teg fi dërëm bëgg mu jural leen ñaar dërëm et ça pose problème moom mooy riba. beneen bi moom mooy baatil diggante marchandise ak marchandise wala marchandise ak nen nekk di spéculer ñaar yooyu noonu daanaka système classique bi tey ci la sukkandiku économie bi ngay gis nii yëpp daanaka ci système boobu noonu la sukkandiku donc ñaar yooyu noonu bu ñu ko moytuwul tamit ak ñaari digle yi mu def yi mu digle moom borom bi subhanahu wa taala mooy zakat ak sadaqa ak waqf ak yu mel noonu bu ñu ko jëfee bu ñu defee ñaari yi moytu ñaari yi rek économie bi dafay daal di suqal daal di dem ci kanam waaye bu ñu ko deful rek dañuy daal di dellu ci ginnaaw waaye nag ànd ak loolu mu am ay atte ay détails yoo xamante ne yu bëree bëri day ñëw daal di àddu jëmale ci li nga xamante ne naka la ñuy aaree alal ji ci kaw suuf si yii nii ci tënk mën nañ wax ne moom mooy nécessité yi nga xamante ne yi boroom xam dañ ko faral di tudd mooy nee naa la xifzu diin aar diine ji aar doomu aadama bi aar li nga xamante ne moom mooy xel moo tax mu tere sàngara yeeg yu ni mel xeetu dorog ak yu mel noonu lépp lu koy nasaxal ba pare sax tere nit ki jàng xam-xam boo xamante dafay yàq xelam mooy jàng disons la magie noir beeg ak magie bu blanc beeg ñëpp a ci yëpp comprendre yooyu doon na loo xamante ne li tere nañ ko ngir aar li nga xamante mooy xel bi ñeenteel bi moom mooy aar njaboot gi juróomeel bi moom mooy aar li nga xamante ne moom mooy alal yi yii nii boroom xam-xam yi dañ koy faral di tudd préciser que ni charia bi yëpp boo ko xoolee effectivement ça tourne autour de ces 5 objectifs là ànd ak loolu am ci tamit ci boroom xam-xam yi ba léegi ñenn ci ñoom ci seeni processus wala seeni procédure de déduction di gëstu ci biir charia bi xool ci yenn cëslaay yi nga xamante ne la charia bi daal di taxaw ku mel ni Ibnu Ashur boroom xam la ci maqasid sharia dafay faral di tudd ñeenti mbir nee na boo gëstoo sharia bi yëpp da ngay gis ne daanaka ñeenti mbir yooyu lay jëmbal benn bi moom mooy alfitra ñaareel bi moom mooy alxurriya ñetteel bi moom mooy alsamaax ñeenteel bi moom mooy almusaawaat loolu moom mooy lan nee na sharia boo ko xoolee ba gëstu ko bu baax da ngay gis ne li ko tax a jóg moom mooy taxawee li nga xamante ne moom mooy alfitra mooy prédisposition wala nature primordiale bi nga xamante noonu la borom bi subhanahu wa taala sàkkee nit ki daal di koy mooñ li ko war a yëwanal dundam loolu moom mooy li nga xamante moom moo tax a jóg sharia lépp loo gis ci sharia ci ay àtte rek ça tourne autour de li nga xamante dafa war a yombalal nit ki nekkiinam yombalal ko li nga xamante ne moom mooy dundam ci kaw suuf si te tamit nee na àtte yépp boo ko xoolee dafa dëppoog fitra ni borom bi subhanahu wa taala sàkkee nit ki amu ci benn àtte boo xamante ne bii dafay juuyoog ni borom bi subhanahu wa taala sàkkee doomu aadama bi donc nee na sharia dafa ñëw ngir servir li nga xamante ne moom mooy fitra di ko jëmmal nee na deuxième élément bi nga xamante ne bi sharia dafa ñëw ngir jëmmal ko moom mooy alxurriya mooy liberté nee na nit ki balaa moo libre dëgg faaw mu tënku ci li nga xamante ne moom mooy sharia ndaxte yàlla bi nga xamante ne moom moo ko sàkk te xam ko xam li nga xamante ne moom la mooñ ci moom tëralal ko ay àtte moom rek moom moo ko mun a dicter li nga xam moom la mun a def te mu baax ci moom nekk njëriñam keneen ku dul moom mënu ko te loolu effectivement gis nañ ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'islam ba ni mu juddoo ci biir jazira al arabia dans la péninsule arabique ba muy judd foofu noonu c'était vraiment un terrain vierge foofu amul benn empire bu fu mus a taxaw amul benn état islamique bu fu mus a taxaw gars yi dañ doon jaamu seeni yàlla yoo xamante ñoom ñoo ko créer seen bopp autour de la Kaaba vous aviez 366 idoles yoo xamante ñoom ñoo ngi fa woon sans compter nit ki tamit booy voyage yi nga xool
nga jël tàndarma daal di ciy tabax defar ci benn yàlla boo xamante ne bi boo doxee ba sonn ci àll bi génnee ko daal di koy jaamu. donc terrain bi foofu noonu la meloon yàlla ñëw yónni ki nga xamante mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi li nga xamante moom mooy l'islam. mais effectivement ñoom bu ñu xoolee l'islam daal di koy déglu àtte yi daal di koy xeltu effectivement directement dañoo gis ne dafa compatible ak li nga xam ne mooy seen fitra te encore daf leen di delloo seen i dignité ak seen i ngor moo tax ñu daal di ciy sóobu te buñ ci sóoboo encore seen degré de compréhension biñ ci amoon bi nga xamante ne bi déjà tey amul loolu moom moo leen permettre ñoom dans un laps de temps ñu daal di réaliser loo xamante ne li tey mën nañ toog presque un siècle duñ ko mën a réaliser ci benn lii boo xamante ne bi 20 ans 30 ans fexe nañ ci ba daal di jàmbaarloog puissance mondiale ci jamono jooju moom mooy les persans et les romains daaneel persans yi continuer di xeex ak romains yi te encore dañoo àndoon ak fierté ndaxte ba mu demee jàkkaarloog Kisra mooy le tyran persan bi nga xamante ne moom lañ doon xeexal kenn ci saxaaba yi ba ko buur bi laajee yéen lan mooy seen problème yéen naar yi nga xam daanaka ñoom gars yi ñoo leen nootoon mais daf ko tontu carrément avec toute la fierté mu ne ko nahnu ji'na li nuxrija an-naasa min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad ñun suñu mission ci kaw suuf si moom mooy libérer nit ñi ci jaamu jaam yi génn dem di jaamu ji borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ne moo ñu sàkk ab bédouin boo xamante ne bi presque il était presque rien il y a 20 ans mais nekkat beneen nit boo xamante ne bi dafa am mission bu mag bu rëy boo xam moom lay dox mu ànd ak toute la fierté toute la dignité jàkkaar la ku mel ni Kisra ci jamono jooju wax ko wax ju mel noonu ba Kisra jaaxle sax naan ñii vraiment c'est extraordinaire moo tax ñu daal di réaliser li nga xam ne moom la ñu réaliser ci jamono jooju moo tax Ibnu Ashur nee na bokk na ci li sharia di jëmmal moom mooy al-hurriya mais nag laysa al-hurriya al-mutlaqa c'est-à-dire du liberté absolue bi ñuy wax non liberté absolue amul mënul nekk c'est pas possible liberté absolue dafay nekk anarchie waaw tilka xududullahi fala ta'taduha la yàlla wax ak tilka xududullahi fala taqrabuha maanaam dafa am ay digle am ay tere mu ne yii ñooy digle yi bu leen ko jéggi di dem yii ñooy tere yi bu leen ko jege donc ñaar yooyu moom mooy limité ki nga xamante ne kii moom mooy nit ki te effectivement nit ki bu gëmee am pas-pas bu wér bu set dafa war a sentir une certaine liberté bu sentir ne libre rek na xoolaat boppam xoolaat ixlaasam parce que ixlaas boo xamante ne bi daf lay digal da nga tàqalikook lépp daal di connecté wu ci kaw na nga déconnecté wu ak lépp loo xamante ne moom moo nekk ci suuf si nga connecté ko ci kaw kooku boo ko defee rek mais da ngay sentir ne da nga libre mais boo ko deful nag da ngay am ay contraintes yu bëree bëri te ixlaas booba dafay daal di manqué moo tax ñu bàyyi ci xel. troisième élément bi mu tudd nee na as-samah ma jéem a tënk mbir yi daanaka waxtu bi moo ñu bëgg a njatt nee na as-samah moom mooy tamit yéwénal loolu bokk na ci li nga xamante ne li l'islam wala sharia bi dafa ñëw ngir jëmmal ko lépp daf ko bëgg yéwénal moo tax sallam daal di koy wax ad diinu yusr nee na diina ji moom doon na loo xamante ne lii lu yëwan la walan yushadda diina ahad illa ghalaba képp ku ñëw taxaw naan da ngay jéem a jàkkaarloog diina ji di ko won ne yaa ko ëpp xatar diina ji dana la daanal bàyyi la fa dem yoon donc il faut que nga ànd ak affaire bi molo comme ni ñu koy waxee diinu yusr mu ne waat yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra mu ne waat ci beneen aaya wa ma jaala aleykum fi diini min haraj diine ji amul gêne bu ci nekk gêne bu ci naree am rek diine ji daf koy daal di dàq daal di koy dindi boo naree gêne wu rek diine ji da koy daal di dàq munoon nag doon loo xamante dafa tegu ci xel tegu ci xam-xam dernière lii bi nga xamante ma la tudd ci ay mbir wala ay principe yi nga xamante ne jàpp na ne sharia moom Ibnu Ashur jàpp na ne sharia daf koy daal di jëmmal nee na moom mooy almusaawaat nee na yemale li nga xamante ne moom mooy nit ñi comme ni ko borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee la farqa li arabiyin ala ajamiyin wala li abyada ala aswada illa bi taqwa naar bi amul lu mu gën keneen ki nga xamante ne kii du naar
keneen ki nga xamante ne kii du naar amul lu mu gën naar bi, ku weex ni amul lu mu gën ku ñuul ki tamit la même chose amul li nga xamante moom la gën ku weex ñoom ñëpp a yem ci borom bi subhanahu wa taala ku ci raw sa morom rek mooy ku ëpp sa morom taqwa. borom bi subhanahu wa taala daal di koy leeral encore ne inna akramakum inda allahi atqaakum. nee na nag almusaawaat maanaam yemale diggante nit ñi, waaye nag léeg-léeg mu am ay mbir yoo xamante ñoom ñoo koy daal di frein, ñoo koy daal di arrêté, bu ko defee am koo xamante ne ki dañ koy jiital ci keneen ki. mu ne am na lu ñuy tuddee almawaani aljibiliya, nga gis ne diggante masalan ku góor ki ak ku jigéen ki di leen yàlla sàkkee tax na ba am ki nga xamante ne moom moo ciy jiitu keneen ki daal di ciy topp. nee na kooku moo ngi dellu ci ni leen borom bi subhanahu wa taala sàkkee. nee na am na ci loo xamante dafay dellu ci sharia, am ay atte yoo xamante ne sharia bi daf koo teg ku góor ki, ku mel ni jihaad ak lu mel ni jihaad ak yu ni mel, tegu ki nga xamante ne moom mooy ku jigéen ki. loolu donc foofu amul musaawaat, waaye yàlla moom moo ko def. lu mel ni encore li zakari mislu hazil unsayayni ci ndono ñi nga xamante ne ñoo bokk ndey ak baay. kon mbir mi buñ ko tënkee rek mbokk yi, ñu ne jubluwaay yi nga xamante ne moom mooy jubluwaay yi gën a rëy ci sharia, teg ko nag ci définition bi nga xamante moom lañ jox sharia. nee naa la moom mooy orientation ak directive yi nga xamante ne borom bi subhanahu wa ta'ala denc ci biir alquran, denc ko ci biir sunna, moo xam dafay toucher côté culturel bi, wala mu toucher côté social wala culturel wala économie wala politique ila axiri. jubluwaayu sharia boo ko xoolee par rapport ak juróomi domaine yi ma fi tudd dafa leer. ci côté culturel bi, côté jaamu yu ñuy jaamu borom bi subhanahu wa taala, yàlla lu mu ci namm jublu ci moom mooy fexe ba daal di tàggat doomu aadama bi, daal di koy mooñ, daal di koy fóot ci ay bàkkaaram, daal di koy tënk ci li nga xamante mooy jikko yu rafet, al axlaaq. lu moom mooy jubluwaayu jaamu yi ñuy def nii, moo xam julli bi la, moo xam koor gi la, asaka beeg yeneen yu ci mel, yeneen yu ci topp. boo demee ci deuxième domaine bi, mooy côté par exemple social, nee naa la jubluwaayu sharia mooy lan, fexe ba daal di aar wattu li nga xamante ne moom mooy famille bi, mu doon li nga xamante ne bii dafa suudewu te encore dafay am continuité. mu jël nag li nga xamante mooy famille def ko le socle de la société. loolu moom mooy jubluwaay li nga xamante moom mooy sharia. naka noonu tamit boo demee ci côté économique bi, nga gis ne jubluwaayu sharia ci wàllu économie mooy fexe ba nit ñi nekk ci jàmm, nekk ci naataange. moo tax mu jël li nga xamante moom mooy alal ji, mu ne moom alal ji, moom yàlla moom alal ji. waaye yéen ñi nga xam ne doomu aadama yi dañ leen dénk alal ji, anta mustaxlaf. moo tax mu daal di ñëw teg ci kaw nit ki li nga xamante ne moom mooy azaka, teg ci moom li nga xamante ne moom mooy sadaq ak yu ni mel, tere ko li nga xamante ne moom mooy riba, tere ko li nga xamante ne moom mooy baatil ak yu ni mel, spéculation. nga ñëw ci côté politique bi tamit mu am ay jubluwaay ak ay principe yu rëy yoo xamante moom la tëral ngir daal di tënk mbir moomu noonu. mu leeral ko, principe bu ci njëkk moom mooy ashura, mooy lan, délibération wala diisoo ngir tabb ki nga xamante ne ki moom mooy njiit. dafa ne wa amruhum shura baynahum. te sax boo xoolee aaya boobu noonu yàlla daf ci boole ñeenti mbir wala ñett. wa aqaamu salaata wa anfaqu, naam aaya bi, walladina stajabu li rabbihim wa aqaamu salaata wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. walladina stajabu li rabbihim, ñi nga xamante ne dañoo wuyu seeni boroom daal di koy gëm. wa aqaamu salaa, taxawal julli. donc julli moom mooy daanaka ci wàllu jaamu yu jaamu borom bi yépp, julli moom moo ci gën a rëy, moom mooy l'élément principal. boo ñëwee ci wàllu économie, wa mimma razaqnahum yunfiqun, zakat bi moom moo ci élément principal. xëy na tamit bu ñu amee temps beneen jotaay ñu ñëw waxtaanee ci li nga xam ne moo aju ci wàllu zakat insha allah ñu leeral ko. mu boole ci li nga xamante moom mooy wa amruhum shura baynahum. nee nañ loolu shura bi li muy leeral mooy que ni ashura maanaam diisoo mooy principe la bu fës ci ni ñuy tabbee li nga xamante ne moom mooy jiit. donc loolu principe la bu leer ànd ak beneen principe moom mooy al mushawara, mooy bu ñu tabbee njiit ba pare nguur gi tamit dañ koy
pencoo waaye duñ ko pàccoo dañ koy waxtaanee. mu boole ci yeneen al amaana mooy dafay nekk ak kóolute dañ la koo jox ndenkaan la dañ koy delloo te encore da ngay rendre compte te kooku mu ngi ñëw ci beneen aaya inna allaha yamurukum an tuaddu al amanati ila ahliha. aaya boobu boroom xam-xam ñoo ngi ko tuddee ayatul umara maanaam le verset des princes nee nañ buur yi lay waxal maanaam li ñu yor ci nguur ak ndenkaan la goo xamante ne kii population bi ñoo leen ko dénk dañoo war a rendre compte ci population bi rendre compte ci borom bi subhanahu wa taala te encore ndenkaan bi mën nañ ko delloo. naka noonu tamit al adl justice jub ci li nga xam moom la ñuy doxal moo tax yàlla daal di koy préciser waat ci beneen aaya li nga xamante moom mooy jubluwaay daanaka sax sharia lépp mu ne laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna maahum alkitaba wal mizan li yaquma annaasu bil qist. nee na objectif bi nga xamante ne moom moo tax moom borom bi subhanahu wa taala mu yónni yonente yi wàcce téere yi mooy benn mbir yu taxawal justice jëmmal li nga xamante ne moom mooy justice principe la boo xamante ne bii bu rëy a rëy la ci biir diine ji. moo tax justice kalimatu justice d'ailleurs moom moo inspiré xëy na sax li nga xamante mooy baatu arab bi dañ koy waxal di wax alqist quran alqist la wax wala alqistaas ku mel ni Mujaahid ci biir Buxaari ba muy firi alqistaas nee na alqistaas kalimatun ruumiya nee na c'est un dérivé du romain justice alqistaas ñu ngi ko jëlee ci baatu romain. donc loolu doon na loo xam ne dañ ko war a jëmmal moo tax Ibnu Taymiya dafay wax foofu lu am solo Ibnu Taymiya borom xam la bu ñu xam dafay wala am solo ci buntu boobu mu ne justice mooy li nga xamante moom mooy tax nit ñi am jàmm dal des. nee na état boo xamante ne bi amul justice dafay daal di nërmalu même bu dee ay jullit lañ nee na état bi nga xamante ne dafa am justice dafay taxaw même bu dee ay yéefar la loolu tamit da koy wax kon loolu tamit dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax. donc ci tënk rek xam naa ne waxtu wi jeex na n'est-ce pas 40 minutes la ñu waxoon ci tënk rek ñu ne nit ki te foofu la ñu daanelee moom mooy dernière partie ci thème bi kooku 2 minutes la rek parce que dañ ne jubluwaay yi gën a rëy ci sharia wala ci diine ji ak jeexital bi nga xam ne moom am jeexital ci nit ki. alors jeexital bi am ci nit ki mun nañ ko leeralee ci ñetti mbir boroom xam ne dañuy faral di wax naan ni dafa am ñetti pouvoir yuy contrôler nit ki dafa am ñetti pouvoir yuy contrôler nit ki. pouvoir bu ci njëkk moom la ñu tuddee sultatu damir maanaam conscience am moom nit ki pas-pas bi mu am gëm-gëm bi mu am foi bi mu am loolu moom moo koy tax lépp lu muy def da ciy contrôler boppam bàyyi xel boroomam mooy sultatu damir boobu moo ci jiitu boobu nag moom li muy faral di dem moo ci côté cultuel yi mooy que ñuy jaama borom bi subhanahu wa taala loolu moom mooy tax bu waxtu julli jotee nga bàyyi lépp loo def jublu ci julli gi fekk kenn toppul sa ginnaaw di la caw wala yu mel noonu loolu sax tax na dañ naan sax état amul droit topp nit ñi di leen génnaloo seeni kër dem leen julli ci par force non c'est pas son rôle kooku c'est la conscience sultatu damir kooku mooy premier pouvoir. deuxième pouvoir bi mooy sultatu al mujtama mooy le contrôle social am na loo xamante ne lii souvent c'est la société donc nekk société bu baax société bu jub loolu day tax yow nga daal di jub daal di baax ndaxte ñoom dañ lay contrôler boo bëggee def yenn yi dañ leen bàyyi xel loolu moom moo taxoon munaafiquun ci jamonoy saxaaba yi ñoom ñoo gën munaafiquun tey yi parce que munaafiquun jamonoy saxaaba yi léeg-léeg ñu génn jihaad léeg-léeg ñu ñëw ci maanaam daaw ñoo tardé jàkk sax daanaka c'est parce que y avait un contrôle social dañuy bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkaloon Médine et pourtant ay munaafiquun lañ xam nañ ne ay munaafiquun lañ mais y avait un contrôle social moo taxoon ñoom ñuy gën di dem di julli ji donc loolu tamit dafa am solo beneen pouvoir bi maintenant c'est l'état nee nañ nag état moom fu muy intervenir moom mooy ce sont les rapports entre les citoyens waaye ce ne sont pas les rapports entre les citoyens et leur seigneur seen rapport seen diggante ñoom ak yi dox seen diggante ci la li nga xamante ne moom mooy état bi di dox taxawal ko waaye du dox ci li nga xamante ne li moom mooy dox seen diggante ak borom ak seeni borom donc ci tënk loolu xam naa ne c'est-à-dire suñuy dund daanaka lépp lu ñuy def buñ ci bàyyee xel rek luñ fi jot a tudd ci ay jubluwaay kon bu boobaa
danañ dund boo xamante ne bi dund bu neex lay doon waaye tamit dund bu yéwén lay doon dund bu ànd ak dal ak teg lay doon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain léegi bu dee azan wala am na ay laaj allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah ati muhammad sallallahu alayhi wa sallam presque jazakumullahu kon imaam nee na mën nañu pousse sax waxtu bi ba 21h30 fekk waxtaan bi gën a yaatu incha allah ñu mën a taxawal benn yoon ñu julli incha allah kon déglu nañ ñun yëpp lu mbokk mi doon waxtaan jazakallahu anna kullal xayr ci tomb boobu ak ci leeral yooyu ak ci xeetu xam-xam yooyu nga xamante ni génne na ko fi beneen wàll bi mooy suñu wàll nga xam ne donc dafay doon laaj mbaa mu doon loo xam ne dañ ko ci yokk mbaa donte ne géndeeku la sax incha allah ci lu mu doon waxtaan lépp rek incha allahu rabbi njëriñ la kon ñoo ngi ubbi bunt bi incha allah naam fekkee na nag mënoon nañ gën a tënk ci thème bi mu gën a baax ah. salaamaaleykum wa rahmatulah. sama laaj bu njëkk mu ngi jëm ci premier objectif bi ñu cité ci maqasid yi mu nekk objectif wu sàmm diine léegi li ma doon laajte foofu mooy ndax bu ñu nee sàmm diine mooy diine l'islam wala bu ñu gisee alquran di wax ni lakum diinukum waliya diin di wax itam fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ndax loolu objectif boobu dafay wane ni itam l'islam dafay sàmmal nit ñi seen possibilité ñu tànn beneen diine loolu laa doon laaj ci premier objectif ñaareel laaj bi mu ngi jëm ci
fitna bi ñuy dund ci ak yenn groupe peut-être yu jeng yi nekk ci communauté bi bon ñuy gis yenn xew-xew yi am ci li ñuy woowee ñoom jihad ma doon laajte ndax bokkul ci seen njuumte ci wàllu dégg-dégg le fait que ñu jël loolu ñuy def lutte armée bi ci boppam ñu def ko moom mel ni dafa nekk objectif en soi xaw ko déconnecté ci maqasid yi ñu présenté ma doon laajte ndax loolu bokkul ci seen njuumte jazakumullahu xeer. d'accord. Aboubacar Sow. incha allah kon mbokk mi yàpp naa ni dégg nga laaj bi kon keneen incha allahu rabbi ko am laaj am na ko yëkkati woon loxoom côté ba kan la woon ay maaw yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi remercier oustaz bi man li ma bëggoon laaj mooy côté quatrième poème bi fi ngay waxee na hifdu nasl bi nga ñëwee def mel ni dangaa commencé di laal loo xamante ne tey ñun ñëpp ñu ngi koy dund mooy problème famille yi léegi da ngay gis koo xamante ne mu ngi góorgóorlu ci wàllu diine mais famille bi dafay am problème léeg-léeg quoi daf koy poser ay yeneen difficulté yu bëri yoo xamante ne dafay wuute ak lu diine jàngale dem ba des fois moom mu nekk moom kese wala ñu gën a tuuti ci famille bi ñooy tënku ci diine léegi foofu laa bëggoon laaj su fekkente ne mën nga ñu gën a leeralaatal foofu maanaam ay orientation yoo xamante ne mën nañ jàppale ci wàllu famille ba famille bi mën a tënku ci maanaam fu ñuy jaar ba mën a am lu ñu tuddee foi musulman boo xamante ne foyer musulman boo xamante ne dafay tënku ci wàllu diine mooy benn deuxièmement bi mooy côté hurriya bi mooy Ibnu Asur fu muy waxee ci wàllu hurriya ñun tey soo xoolee même ñuy dund diine des fois dañuy am déggin bu xaw a doy waar tuuti ci wàllu liberté foofu encore dama doon ñaan su fekkente ne mën nga ci delluwaat tuuti ci yeneen leeral yi incha allah salaamaaleykum. d'accord. d'accord. tayib alhamdulilah léegi ñu ñëw ci laaj bu njëkk bi je pense que le frère Aboubacar Sow ok waaw dafa laajte ci wàllu li nga xamante ne moom mooy hifzuddin ne woon nañ ni bokk na ci jubluwaay yi gën a rëy ci sharia ci atte yi ñu tëral ci sharia mooy wattu aar li nga xamante mooy diine ji maanaam la préservation de la foi foofu nag mu laajte mu ne ndax aar diine ji n'importe lequel la maanaam n'importe quel diine wala aar diine l'islam sànq définiroon naa ci njëlbeen ci départ bi li nga xamante moom mooy diine nee naa am na définition minimale ak définition maximale du ma ci jaaraat définition maximale bi moom mooy l'islam te mooy li nga xamante ne moom la yàlla tànn mu ne inna diina inda allahi al islam inna diina inda allahi al islam diine bi nga xam moom la yàlla tànn mooy diine l'islam mu waxaat ci beneen aya wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu keneen ko képp koo xam ne dafa tànn beneen diine bu dul diine l'islam nangul diine jooju donc bu ñu waxee li nga xamante ne moom mooy diine en principe li ñuy aar di ko wattu moom mooy diine l'islam waaye ànd ak loolu question bu am solo la c'est intelligent dafa am lu ci li nekk ci biir c'est-à-dire yow tey boo nekkee ci biir réew mi mu am ci ñoo xamante ne ñi ay jullit lañ am ci ñoo xamante ne ñi duñu ay jullit naka ngay def ak ñeneen ñi question bu am na rapport ak laaj bi mu laajte par rapport ak xurriya liberté bi am na ñaari mbir yoo xamante ne yi boroom xam-xam dañu koy faral di tudd foofu noonu benn bi mu tuddee xurriyatul i'tiqad beneen bi ñu koy tuddee xurriyatul kufr xurriyatul i'tiqad mooy liberté bi ngay am ci gëm diine bi nga xamante ne ci am tànn diine bi nga xamante moom nga bëgg a tànn daal di koy gëm xurriyatul kufr mooy liberté ci xëy daal di gën li nga xamante moom mooy diine ji daal di koy wét génn ñaar yooyu bokkul nee nañ xurriyatul i'tiqad am na ki nga xamante ne kii dafa xëy juddu nekk par exemple juif
wala chrétien wala yu mel noonu gis na diine ji gis na tamit diine ji nga xamante ne ci la judd am na liberté des ci li nga xamante ne ci moom la ci la judd comme am na liberté dugg ci diine l'islam moo tax yàlla ne fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur bu ko neexee mu des ci diineem bu ko neexee mu daal di gëm topp diine l'islam bu ko neexee mu des ci diineem daal di weddi il est libre la ikraha fi diine kenn du forcer kenn ci diine point de contrainte en matière de religion du ñu contraindre kenn ci li nga xamante ne moom mooy diine waaye nag boo xasee ba daal di jël engagement dugg ci diine ji donc là affaire dañuy daal di changer booba parce que dafa nekk engagement nekk benn pacte yaa ko engagé ñun dañoo yor suñu daayira tu es libre bu la neexee nga ñëw adhéré ci daayira bi bu la neexee nga bañ a adhéré ci daayira bi mais une fois que nga adhéré ci daayira bi da ngay daal di tënku ci li nga xamante ne moom mooy atte yi nekk ci biir daayira bi il en est de même pour ce qui est l'islam boo xasee dugg xuriyatul kufr amul maanaam liberté weddiwaat loolu doon na loo xamante ne lii amul moo tax atte am ay atte yoo xamante ne ñëw na fa nee nañ ki nga xamante ne kii daal di irtidaat wedd génnaat atteem li nga xam ne mooy rey ko donte na xilaaf mi diggante boroom xam-xam yi ndax dañ koy rey wala dañ koy bàyyee li nga xam ne mooy liberté am na ñoo xamante dañuy doxee ba léegi ci principe la ikraha fi diin ni kenn du ko rey am na ci ñeneen ci boroom xam yi nag dañoo jàpp ne effectivement bu dugg ci diine ci da ngaa jël engagement que ne da nga ciy tënku boo ci génne rek dañ lay teg sanction bi nag mun a dem ba egsi ci li nga xamante ne mooy exécution loolu tamit ba léegi am na ñoo gis ci boroom xam yi donc loolu ci tënk rek moom mooy li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu woowu noonu. deuxième question bi mooy ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo yor xalaatu nga ne jihad donc loolu nag c'est-à-dire c'est problématique yow yor nga xalaatu jihad wala yoroo xalaatu jihad y a un problème hein non question bi nga laaj ci sànq nga ne ñi nga xamante ne c'est ça très bien mooy ñi nga xamante ne ñi ñoom ñoo nekk ci adduna bi tey bon ñu leen tuddee ay jihadiste te amalgame la ñoom lay laajte effectivement ñoom dañuy demee ci wàllu dañuy jël benn approche littéraliste di ko firee texte yi bàyyi li nga xamante moom mooy côté maqasid bi te loolu lu am solo la effectivement jihad dafa am jubluwaay d'ailleurs il faut que ñu préciser ni que ni jihad lan moo ko tax a jóg lan mooy jihad c'est-à-dire kan la ñuy jihad wala lan la ñuy jihad waaw kaddu gi jihad mooy effort koy def en fait là quand on parle ici waxuma jihadu nafs kooku ñëpp xam nañ ko maanaam effort bi ngay def góorgóorlu tënku ci diine ji waxuñu côté boobu mais damay wax jihad bi nga xamante ne bi arme la jihad ba nga xam dañuy jël faaw ñu xam lan mooy jubluwaay sharia ci jihad ba mu koy digle ndax diddal kufr wala diddal zulm ñaari la bokkul ndax dañuy jihad contre yéefe wala dañuy jihad contre injustice y a une différence entre les deux mais à vrai dire boo delloo ci maqasid sharia jihad yi ñu def yépp c'était contre l'injustice et non pas contre al kufr autrement dit c'est pas que kii du jullit rek nga yëkkati 50 nañ da ngay xeex ak moom non non da ngay jóg xeex ak moom c'est parce que kii il est injuste moo ngi lay bunduxataal di la faagaagal nga jóg fayu wala nga jóg ngir freiner li nga xamante ne moom mooy ay yu mu lay teg loolu moom mooy jubluwaayu jihad boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jihad yi mu def yépp génnul cadre boobu noonu c'est parce que buy génn Madina di dem di jihad dana romb ay dëkk yu bëri dañu ay jullit ay mushrikuun lañ mais ñooñu duñu ay noonam c'est-à-dire bokku c'est-à-dire nekkuñu di xeex ñooñu tooñuñu ko parce que ñoo ngi fay romb guddeeg bëccëg di dem defi daawa kenn terewu leen def daawa waaye dafa am ñeneen ñoo xamante dañoo taxaw tere kuy daawa wala kuy julli wala yu mel noonu di causer tort ñi nga xam ne ñoo jullit ñi moo tax sallam bu jógee dal ci ñooñu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ci biir Qur'anul Karim sax yàlla rapport yi nga xam ne dox diggante ak ñi nga xam ne ay jullit mais ñaar lañ ki nga xamante ne kii daf lay c'est-à-dire dafay jàmm sant ak yow
nee na laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. ki nga xamante ne kii nekku du sa noon taxawul di xeex ak yow dafa jàmm sant ak yow kooku yàlla du la tere ngay jàmm sant ak moom. inna allaha yuhibbul muqsitin te boo defee sax loolu borom bi dala ciy gërëm bu boobaa waaye kay ñi nga xamante ñoom xeexal mooy ñi nga xam ne dañoo taxaw di xeex ak yow génne la sa dëkk daal di jël say alal faagaagal la xoqatal la ñooñu nga war a taxaw xeex ak ñoom. donc al jihad c'est pas du mbir loo xam dañ koy orienter contre les non musulmans mais c'est contre l'injustice. Même bu dee injustice bi vient des musulmans, donc ce jihad là sera contre des musulmans injustes. loolu moom moo jur xuruub maanaam azzakat mooy bi Yonent sallam faatoo am na ci ñoo xamante ne ñi dañoo bañoon a génne azaka. Abu Bakr jóg ñii bu ñu génne woon azaka bu ñu doon jox yorante bi danaa xeex ak ñoom. Et pourtant c'est des gens qui disaient ashhadu an la ilaha illallah. Il en est de même tant Ali ibn Abi Talib ma'arakatu Saffin contre Muawiya yàlla wax na ko wa in ta'ifatayni min al-mu'minina iqtatala fa aslihu baynahuma. naam fa in baxat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi. c'est-à-dire bu amee ñaari groupe jullit ñu am problème arrangé leen ko waaye bu ci demee nag ba am ci benn groupe boo xamante ne bi dafa fi di tooñ keneen ki mais da ngeen taxaw jàkkaarloog moom xeex ak moom jihad la boobaa lay doon. donc jihad c'est quelque chose qui s'oriente vers l'injustice et non pas parce que l'autre est non musulman. donc loolu bu baax a baax te effectivement kooku moom ñoo ngi ko mën a déggee rek ci wàllu maqasid bu ñu bàyyiwul xel maqasid booba dañuy daal di raté te effectivement moom mooy li nga xamante mooy li am. waaye ma ñëw ci beneen question bi moo ngi nekkoon voilà hifzu nasl nee na bu dee am na ay c'est-à-dire tey souvent ci famille yi am nañ ay problème ci déggee c'est-à-dire dégg bi nga xam ne nañu am ci wàllu famille même ñi nga xamante ne dañuy góorgóorlu ci wàllu diine dañuy négliger li nga xamante ne moom mooy côté famille bi. alors que loolu effectivement lu mot a bàyyi xel la parce que bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy te sallam moo ko wax ci hadis nee na bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy nga daal di sàggane ki nga xamante ne dafa war ci yow toppatoo ko nag du leyal ko rek joxe dépense dem non fexeel tamit ba xale yi nga jàngal leen li nga xamante moom moo leen di njëriñ yar leen ci diine ji parce que boo leen yarul ci diine ji da nga ci am pertement ci côté yu bëri. benn da nga am problème ak sa borom subhanahu wa taala parce que la waroon sa diggante ak sa njaboot defoo ko da nga ko diggaale ak sa borom. waaye beneen bi tamit njëriñ la doon xaar boo faatoo am ko ci sa njaboot da nga koy daal di ñàkk bu boobaa. c'est parce que al waladu saalih mooy xale doom ju baax doon na loo xamante ne lii sharia daf koy tudd te doom ju baax buñ ko waxee mooy ki nga xamante ne ki dañ koo yar ci diine ba way juróom bu génnee àdduna yad'u lahu daf koy daal di ñaanal. donc dafa am benn rapport bu intime entre doom ak baay moo tax yàlla di wax abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafaa. waajur yi ak doom yi xamuñ ci kan moo ëpp keneen c'est-à-dire que moo ëpp keneen ki jëriñ parce que dafa mel ni genre acier ku ne ngay xëcc sa morom kii bu baaxee mun na xëccaale kii bu baaxee mun na xëccaale kële. donc nag boo ko négligé mooy négligé nga li yàlla waxoon qu anfusakum wa ahlikum naara na ngeen watt seen bopp watt li nga xamante ne moom mooy seeni njaboot ci nga xamante ne moom mooy safara. dernière question bi nga laajte mooy ci wàllu liberté nga ne nañ ci ñëwaat tuuti leeral ko. liberté nee naa la amul liberté absolue loolu amul ci sharia. liberté bi dañ ko moom mooy ñaari ayatu tilka xududullahi fala taataduha mooy yàlla digle yi mu digle nii la fii la yem bu leen ko dépassé. tilka xududullahi fala taqrabuha tere yii nii la yàlla tere limite yaa ngi nii bu leen ko dépassé. loolu mooy li nga xamante ne moom la yàlla wax. boroom xam ne bu ñu waxee li nga xamante mooy xurriya nag ñaari mbir lañ ci nam bu ñu waxee liberté ñoom ñaari mbir lañ ci nam benn bi moom mooy au sens propre du terme maanaam nit ñëpp ils sont libres. peut-être dans notre manière de faire dans notre société ñuy wax kii naan kii guerre la wala kii jaam la waaye l'islam moom reconnaître loolu yooyu noonu faaw ñoo xam ne l'islam reconnaître ko boo moo xam wolof yi la wala ci pulaar yi maccudo ak islam xamul loolu. islam ba mu ñëwee dafa bannir li nga xamante ne moom mooy al ubudiya maanaam esclavage daf koo bannir
loolu kon bu ñu waxee ñoom liberté donc dañu gis ne l'islam l'être humain dafa juddu nekk koo xamante ne kii dafa digne nekk ku libre wala xat karam na bani aadama la yàlla wax mooy doomi aadama képp koo xamante dafa yor ñaari nopp nii waaw nekk insaan karim wa xur kooku faaw ñu bàyyi ci xel. deuxième concept bu ñu am ci wàllu liberté borom xam mi moom mooy ku nekk nga am sago mun a tànnal sa bopp li nga bëgg. yàlla def la sàkk moo ñaale coow li nga xamante moom mooy xel bi ba pare nag wala ñaari yoon yi ne la yoon bi moom moo jëm mooy jàdd droite bii di jàdd gauche wa hadaynaahu najdayn léegi nag yaa tànn choix boobu noonu faaw ñu protéger la choix bi nga am choix faaw ñu créer les conditions yi nga xam ne ñoo lay permettre yow nga mën a choisir librement yoon bi nga xam ne foofu ngay jaar donc loolu moom mooy xurriya moo tax ñu ne la diine sax duñ ci imposer kenn ni la ay ca par force da nga naan da ngay wax ashhadu an laa ilaaha illallaah non yaa ko war a bëggal sa bopp tànnal ko sa bopp daal di koy choisir diine boo xamante bi dañ la ko forcer du diine ànd ak ixlaas donc ñoom bu ñu waxee liberté rek ñaari lañ ci jublu benn esclavage bi dañ koy bannir beneen bi tamit jox nit ki capacité mu mën a choisir par rapport ak ses propres responsabilités voilà wallahu taala alam